dañuy jot ça a pris du temps mais c'est bien quand même. yàgg na ne mais c'est bien quand même. waaw baax na. waaw c'est bien mieux vaut tard que jamais. voilà peut-être que ni ko sunu kilifa bi waxee ay meeru ñing Baye maa ngi laa nuyu ba baax di la ziar. ko baax waay ni mu ko waxee démb. mooy dafa am ci wàllu procédé ak procédure assemblée bi noonu lay doxee ensuite il faut que kayit gi jóge ca fële ca ministère de la justice parquet dem ci ñoom pour que ñu mën a nekk ci logique bi. finalement ça s'est fait gis nañu ka baax kooku ne foofu di Yaya Diallo wax na ci aussi ne que nul n'est censé ignorer la loi. et personne n'est au-dessus de la loi muy dëgg tamit. maintenant def nañ ko. na processus bi àgg rek ñu xam parce que objectif bi je pense que justice suy am du rek pour faire mal pour wax dóor nit sanctionné ko mais c'est pour leeral pour di joxe information. comme sur le cas de Barthélémy comme sur d'autres cas mooy leeral wax ne kii moo tooñ kii moo def kii deful ñu xam ne yoon am na. et par rapport au passeport diplomatique. écoute il va sans dire que c'est bien léegi nag li ci des. Après, j'ai vu Ndeye Dimé a posé une question intéressante hier à la télé. ci journal télévisé Actu Commenté. lu tax ministère des Affaires étrangères ma yaay bopp boobu ma yaay ma xarit ma avocat Aïssata Tall Sall porté wul plainte. question la boo xam ni ku ne mën na ko laaj lu tax ministère concerné bi nga xam ni bu ñu waxee passeport diplomatique moom la ñuy xalaat mais ñu bàyyi xel benn affaire. Ça aussi j'aime bien le préciser pour relativiser mooy que à un moment donné passeport diplomatique yi dépendra-t-il directement ca ministère des affaires étrangères oui. Présidence de la République kon kalaa laaj ak kalaa seet ak kalaa gëstu c'est vrai demal ba présidence loolu lu am solo lu mat a bàyyi xel la wax rek ci tënk nañ bàyyi ba mu egg am na nag benn bémol ma tëjee foofu mbir moomu am na benn bémol madame Touré benn bémol xam nga bémol mooy lan ministre bi muy tëj ministre de la justice. Oui. El Hadj Malick Sall sunu kilifa ba baax boobu papa maa ngi laa nuyu di la ziar di la wekk di la fonk di la ñaanal yàlla kattanal la nga yàgg fi ak wér. amiin waay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa def benn loo xam ni peut-être que jumte la ou peut-être émotion moo ko jàpp. mooy dafa ne metti na ñu bokk ci ñun ñu war leen jébbal justice nii. en tant que ministre de la justice c'est gênant. c'est gênant dafay mel ni kon ñii ci dégg dafay mel ni kon dinañ def lépp lu ñu mën pour génn leen ci dégg rek laa waxuma ne loolu wax de. ça peut paraître. mais ci dégg après beneen dégg nga ne ay waay ndeysaan xam naa xol bee metti parce que ñoo far dafa metti mais l'un dans l'autre il faut que sunu dëkk yi fii sunu autorités yi di def la part des choses entre nous sommes du même parti nous sommes camarades de parti et nous sommes l'institution. C'est important. C'est important de faire d'avoir ce sens de la repartie distinguo. Voilà. C'est important mais loolu daf ñu manqué hein. C'est pas c'est pas dans notre élégance culturelle. On a ce problème là. Soxna Fall. Maintenant que justement le procès de Barthélémy Diaz est reporté. loolu la ñu dégg de wax. loolu la ñu dégg de bu dee am na alhamdulilah jàmm gën ay. sauf que Barthélémy dafa waxoon tey dafa bëgg mbir mi leer tey. Bon après moi. Par exemple en tant que justiciable dama naan man de am naa sañ-sañ ak bëgg-bëgg ne tey dañu war a régler sama cas mais sachant que la justice ne fonctionne pas comme ça. Et c'était évident que soit nii la doon demee wala ñu jël temps mais benn affaire am na. madame Touré. Baye Ousmane. Rokhaya. yaa Seyda Aïcha Ñing Soxna Fall Mara Ibrahima ak Bakary Banora borom tur bu rafet bi. Il a un beau nom de famille. Macha Allah Bakhoum madame Bakhoum. dama wax benn affaire à un moment donné dëkk. dafay toll foo xam ne ñun ñëpp ku si nekk da nga naan xaaral ma jox dëkk bi lii. ñun ñëpp tey jii madame Touré bu la ne hey fëgg la looy jox dëkk bi. da ngay xool fa mu gën a rafetee rek. waaw nga joxe. Baye Ousmane. Rokhaya Soxna Fall lu ngeen di jox dëkk bi nga xool na mu gën a rafetee rek nga def. wax ñu nag nga def dugg sa ruq yàq la nga defoon. te institution yi fi ne ak sunu autorités yi ñun ak ñoom ñoo bokk. adduna du yàgg ba duñu bokk mënta ne. tey jii nii lu président Macky Sall ànd ak Macron bis Macron dina ko won ne ko du maag yow.
am na nag ñoo xamante ni dañuy laaj ci seen xel ñu ne Macron bu ñu ko falaatee est-ce que mbirum troisième mandat bi du am ci diggante. question pertinente waaye moom Macron am na lu ko doy. mu bëgg tubee ak mbaxane. boo jëlee 100 français. ñi ci ëpp dañ ko mere. ci lu bare ci li mu promettroon ci yu bare. loolu ñoom ñoo xam seen mbir la. mais ñun si li ñu concerné effectivement am na fi influence boo xam ne te am na ko ci zone africaine bi. te na ko leer ne sunu maam yi ne fii ci dëkk bi. du seetaan nag kenn dañu salfaañe fii ci histoire. ñi ko jéemoon ñëpp à un moment donné est-ce que xam ngeen benn affaire. nous sommes le Sénégal. nous paraissons avoir été colonisés. mais Sénégal dañoo mës a bañ tubaab mësuñu dominer. tubaab mësul dominer Sénégal. et en toute diplomatie on a su se défendre. mësunoo dominer. c'est vrai aussi. léegi nag à un moment donné bi mu xamee ne mënunoo dominer dafa naxanteeg ñun dafa muus mu naxanteeg ñun am fu mu aw foofu mu aw nag ba tey moo nu sonal boo ko waxee ñenn ñi ne ma non da nga am benn obsession man leen du obsession information mooy li gën a fort ci nguur ku am information xam li xew. boo amee information da ngaa nekk à l'aise baa xamee li xew da ngaa dox la mënti xew du la ébranler. Sénégal dafa am lu ko tënk am lu tënk dëkk yi nekk ci Afrique francophone te loolu àdduna bi yëpp wax nañ ko ba bàyyi li tax Vladimir Poutine dem ba benn moment mu ne xaaral ma dugg fii xool fi xew parce que xam na que italiens yi wax nañ ko ak ñeneen allemand yi wax nañ ko anglais yi wax nañ waaye kii dëgër bopp parce que moom la ñeneen ñi mën ci ay possibilités moom mënu ko donc li mu mën mooy dominer ñi doxal wax ne parenthèse la boo xam ne dañu ko ubbi ci lii nga xam ne moo concerné Barthélémy Dias. Cour d'appel moom sàkk woon nañu leeral mbir mi renvoyé nañ ko au 1er décembre. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? On sera à un mois des élections au 1er décembre. Oui. Au mois de janvier ñu ngi jëm ci ay élections. Le 1er décembre bu ñu ca yeggaatee comme nii Barthélémy est aujourd'hui presque pas tranquille même s'il se dira tranquille. il va pas être tranquille même s'il est en position de force s'il pense l'être. Non il y a toujours ndëgg sërëx bu ñu teg. xool leen démb bi ñu ne waa Yewwi Askan Wi woo nañu askan bi fële ca tribunal bi. lu ne dégg nañ ko ku nekk nag ak sa xalaat ak sa gis-gis chacun est libre mais lan moo tax ñu naan nit ñi bu ñu demee bu ñu leen fi reyee kon yéen ñun amuñu droit génn manifester taxaw ne d'accord ñu kon bu ñu génnee da ngeen ñuy rey. La question doit être posée ainsi. bi mu leen arrangé la ñu waxee noonu. mais daan nañ ñu woo ñuy génn. ñoom exactement merci de le rappeler. waaw léegi Sénégal nanu dem ak xel tuuti nit ñi bu fekkee dañuy dem gunge Barthélémy Dias wala Ousmane Sonko wala keneen ak keneen ku ñu fu mënti woo mais loolu nit ñi am nañ ci droit. nit ñi bu ñu ñëwee taxaw fii si àjjuma bi ñu fi ñëwee taxaw des médias ne dañuy défendre compte bloqué impôt ak tout ce qu'on veut. nit ñi amuñu droit boobu kon bu leen dem di leen taxawal de parce que bu ngeen demee taxawal leen mu ngeen fa ñàkk seen bakkan de. loolu amul sens. dañuy wax ne nit ñi bu ñu génnee ne d'accord ñoo suñu ay pancarte autorité lan lay def day ñëw taxaw xool waaye yem leen ci téye pancarte dénoncer bu leen yàq bu leen taal ku nar a yàq nag jàkkaarloog yoon waaye léeg-léeg autorité mooy ñëw fekk ñu taxaw di waxtaan mu jël gaz lacrymogène sànni ñu ko. ba pare naan même la presse merci de le dire le préfet. donc foofu la ñuy waxee léegi nag li fi nekk mooy renvoyé nañ ko. nañ xaar ba xam nanga ko xëy na amaana mu dugg ci direct bi TV wax ñu li xew mais une chose est certaine nguur yi fi nekk après on dira woy opposition bi ak nguur bi mais ki téye affaire bi kii soo taal daay bi kooku la ñu war a waxal ku lakk daay bi du opposition mooy ñëw ne day taal dëkk bi dafa am kuy def ki nga xam ni moo violent ki nga xam ni mooy teg les tentacules kii def ba dommage que le président de la République n'est pas au Sénégal malheureusement yi xew yëpp du ko fi fekk en passant et c'est dommage parce que bu ko fi fekk. Il est où en France en ce moment? Je sais pas après Cap-Vert voilà mais une chose est certaine ba doon na baax trop mu ko fi fekk pour xam nga sa dëkk bu ñoo wax revendication. erreur bi gën a mag ci nguur mooy mépriser ko. boo ko mépriser bis dina ñëw du billaay dina la am na ku ma ne demam yi baa wóor na. di dem rek nii. dafa am avion bu bees la longue de Barbarie c'est normal qu'il voyage maintenant. ma ne ko non yitte lay doxi aussi. xulil ma ne ko bu amee lu moo dox effectivement da ko war a dox. maintenant après nag malheureusement day tomber toujours événement am
du ñu xam nag lu tax muy tombé lu tax par exemple bu ñu woowee Khalifa Ababacar Sall day bañ ñu tuumaal ko ci biir day bañ ñu boole ko ci biir. nañu rafet njort rek ni day tombé wala la gar day tombé rek. yitte lay doxee lu tax bu ñu woowee kilifa bu mu mënti doon ci Sénégal ñu ne président bi jóge na fi veille bi. justement wala l'avant veille. donc waxin la ak dégg Sénégal jàmm la ñu bëgg ay waay ngir yàlla. jàmm nag mu ngi am fu dëgg lalu. su dëgg amul. jàmm du am. très bien merci en tout cas Baye Sène pour la chronique d'aujourd'hui et di fàttali nii rek kii di Simon Kouka pour parler des passeports diplomatiques et li ni mel ak kilifa Simon moom dafa feebar bu baax a baax. woor nañ médecin am génnoon na ki avocat am génnoon na wax ne dafa feebar bu baax a baax. kon nag war nañ ko. comme Bougazelli bi mu feebaree rek. Bougazelli bi mu feebaree dañ ko génne. donc Simon dafa feebar. yaa Seyda nañ ko génn rek ñu yóbbu ko ñu traité ko mu faju kilifa daanaka dossier presque kenn xamul non avenu la mais comme nguur noonu lay doxee détention provisoire pour xam ba xam mais saa waay nit ñaa ngi ci dëkk bi contrôle judiciaire am na. leen bàyyi prison yi dañoo fee sax nañ bàyyi gars yi dem seen kër. bi rëy kay mooy bee nga xam ne moo metti ministre de la justice. mais bi ko metti noonu. booba ko metti boobu rëy. ba xaritam la nag waaw boobu. mi ngook nag te ñii ñooy xaritu askan wi moo tax loolu dafa metti askan wi. baax na aussi ñu rappeler ni ñooñu Biaye ak Sall ñooñu ñoom wax nañu ne d'accord nañu ci li ñu leen teg nii ñu leeral yoon seetal seen der waaye waa ji bi muy wax dafa ne ngir yoon mën a seetal suñu der ma ne waaye yow. mën a seetal est-ce que yoon dafa nekk ci saa su seetal la wala ci incriminer la yàlla na yàlla defal ko jàmm mook njabootam. leeral lépp lu ci lëndëm. ayca amiin yaa rabbi kon nag ñu waxtaanee rek madame Cissé moom la ñuy jox lenge bu ko defee ñu doxal dugg ci savoir vivre savoir être mais tey dafa ñëw ci astuce et bienfait de la pomme. ñu dem Aïcha. waaw kay boo paree da nga doon xaar seen départ. waaw dem nañ ba dikk. dama doon xaar sama départ Asma. Aïcha am nga sa départ. voilà mu ngi noonu ndax xam nga ni bu ñu xëyee bu ñu nekkee dañoo war a jël suñu essence pour ñu gën a mën a nekk pour ñu gën a nekk en forme soxna balaa muy dem sport dafa war di lekk fruit ndax yaramam di gën a belli yaramam di gën a nekk en forme daf ciy am solo donc paasan du ko fàtte benn yoon moom itamit ay xeetu fruit yi nga xamante ne moom la bëgg bokk na ci nag moom yi nga xam ne ci panier bi la bokk panier de la ménagère bi maman doon wax moom consommer local rek yaakaar naa ne ci lay dox donc ba tax na Asma tey dañuy ñëw ci fruit bi nga xamante ne bokk na ci fruit yi gën a am bayre ndax boo nee fruit rek pomme lañ lay jëkk a wax mais nag pourquoi ñuy am jafe-jafe di dem di jënd ji pomme moo tax xamuñu parfois njëriñ bi nga xamante ne moom moo nekk ci biir donc loolu yëpp il faut que ñu koy fàttali de temps en temps nag ndaxte 5 fruits et légumes dafa bokk ci alimentation bu saine bokk na ci bien-être tey astuce dañuy ñëw ci fàttali njëriñ bi nga xamante ne pomme moom la am si c'est bon Régie ñu déglu récit bi nga xamante ne Binta defaral nañu ko ñu dellu si waat ñi nga xamante néew na ci jaaykatu fruit yooyu dem ci Sénégal te doo fa fekk fruit bi di pomme nag am njëriñ lool ci suñu wàllu wér gu yaram moom mi la pomme mi ngi fekk baax fële ci Asie centrale waaye itam ñu koy bay ci Europe ba mu law fële ci Amérique du Nord bu ñu desandee ba tey ci baax yi nga xamante ne pomme am na ko dafa riche lool en fibre ba tax na pomme lépp li nga xamante ne moo jëm ci wàllum xeex wopp googu di seere am na lum ci mën ñeneen itam ñi nga xamante ne yittewoo nañ lekk pomme mooy ñi nga xamante ne dañuy faral di am insomnie maanaam dañuy faral guddi gi duñ mën nelaw geneen wopp goo xamante ne pomme mën na ci dara mooy feebar yi nga xamante ne dafa jëm ci wàllum foie bu ñu desandee ba tey ci baax yi nga xamante ne pomme am na ko ay vitamines yu bari la ëmb lu ci mel ni vitamine B6 waaye itam am vitamine C nga xamante ne dafa baax a baax ngir rekk taaral li nga xamante ne moo jëm suñu yaram waaye itam ñi nga xamante ne dañuy am tolof ci seen circulation sanguine nañuy faral di jëfandikoo pomme itam am na li nga xamante ne moo di potassium phosphore magnésium ak fer faral di lekk pomme daal lu baax la ci suñu wàllu wérgu yaram. mi ngi noonu di ko jaajëfal bu baax a baax Binta Ba ci récit bi nga xamante ne def na ko mais na di fàttali njëriñ bi nga xamante ne pomme moom la am comme ni nga ko déggandoo am na ci yu bëri yoo xamante ne daf koy faj ci wérgu yaramu doomu aadama bokk na ci li nga xamante ne constipation ñiy faral di seere day leen faral di lekk pomme ñi nga xamante ne aussi ragal nañu li nga xamante ne mooy feebar yu ci mel ne ay cancer yu ni mel day leen farataal di lekk pomme mais aussi bu leen fàtte li nga xamante ne moom mooy ay maladie cardiovasculaire moom itamit daf cee baax ba tax na ñi nga xam ne problème mu cholestérol
cholestérol dañ koo am ñi nga xam ne li ñuy lekk ci cholestérol dafa bëri di lekk lu niin ak yeneen donc ñooñu dañuy faral di lekk pomme gis nañ ne Sénégal nag suñu alimentation dafa xaw a diis torop ndaxte tout le temps ñu ngi russi diwlin yeeg tomate yeeg yeneen donc dafay faral di am produit nga xamante ne dafay indi ay gàllankoor ci suñu wér-gu-yaram ba tax na war nañu lekk pomme pour mën a varier alimentation bi donc tout le temps buñ koy faral di fàtte buñ koy tayal di jënd baax na ci xale baax na ci mag képp koo xamante ne rek yaa ngi sentir yenn feebar yi ba tax na aussi guddi gi bu fekkee da ngay am problème mu nelaw comme ni ñu ko waxee sànq da ngeen di faral di lekk benn pomme balaa ngay tëdd mais heure bi nga xamante ne aussi baax na pour ngeen di lekk pomme mooy avant les repas de préférence da leen lekk pomme balaa ngeen di lekk soit balaa ngeen di añ wala balaa ngeen di reer. avant repas bi jëlal benn pomme daal di koy teg sa wet. day baliser terrain bi. waaw mi ngi noonu dafay defar biir bi bu baax a baax balaa leneen di ci tegu moo tax nag di ko jiital ci sa biir baax na ndaxte am nañu ci bëri bu ñu lekkee pa dañu am problème digestion ba mag ñi dañuy faral di sonn guddi gi duñu bëgg sax di lekk guddi ndax nee nañ da leen di sonal ñooñu mën nañ di lekk pomme ba ñu paree teg ci lu oyof wala ñu lekk pomme kese ndaxte non seulement baax na ci biir bu fekkente da ngay faral di am gaz ay ballonnement yooyu yëpp daf la ciy dimbali lu bëree waa san looy non balaa nga xam njëriñu pomme nga am ballonnement déedéet nga lekk méchoui bu baax njëriñu non dama lay li ma lay wax ni dama ko xam de non du question summi science la ñuy wax li ngay wax si kay dinañ ko summi waaw d'accord summi leen science lii science la bala nga xam njëriñu pomme nga lekk méchoui bu baax Assane, il est 10h22 minutes. On peut pas parler de méchoui à cette heure-ci.